Cheikh Tidiane Diop. billaahi ñun ñëpp moo ñu tàngat. te li tax mu tàngat ñu ba ñuy mën a tàngat ay nit. dafa jiitaloon yar ak teggin ba pare. ndax ñun Daaray Kocc il fut des temps bu la de recruter. boo amul autorisation parentale doo dugg. très bien. muy góor di jigéen. mais nag léegi jamono dafa bouleversé ndax li tax théâtre yu njëkk yi amatul. mooy ñi fi nekkoon comme suñu classe kii. waroon na mobiliser wu doon benn bloc. tout à fait. et dafa am lu ñu diviser muy alalu àddina léegi ndax ku ci nekk rek boo demee ba xaw a mën tuuti rek. yaa nga ber sa daara waaw da ngay ber sa daara. soo beree sa daara keneen ki yenn affinité yi ngeen amoon. da ngeen di commencer di dawante waaw day wàññeeku. te l'union fait la force. du dëgg te boo gisee tamit vraiment série yi tamit léegi am kenn gisatu ci sa bopp yal na ma yàlla baal parce que man bu mu dugg ci ay détails. ndax waaw parce que vraiment xëy na dañu gis léegi théâtre bi dafa avancé ndax ku ci nekk yaa ngi ciy tekki. ci boobu côté la wax côté xaalis bi. ndax ku ci nekk am nga tey métier te xale yu jigéen ñi la majeure partie dañ daan taxawaalu wala ñu doxantu mais léegi bu ñu nekkee ci benn série ñu leen di fay ñu yóbbul seeni waajur loolu rafet na mais am na lu gën a rafet loolu. mooy delluwaat ci li nga xam ni ñun mooy suñu dret mooy muy ngor. amatul. waaw nit da ngay sauvegarder sa honneur. d'accord amul jigéen nag amul góor c'est valable pour tout le monde. nit ki boo xamul yaay kan jarul ngay dund ci àddina. parce que dégg naa benn wax tuuti image du fay. déedéet. man nga am 17 ans. ñu bàyyi ba nga am 40 ans wala 50 ans. ñu wane la ko ñu wane la sa doom ci diggante bi màgg na. mën na doon ministre mën na doon président. mën na doon kilifa. du la ko wax mais bu gisee image yu ñaaw yooyu nga daan def. du ko neex su boobaa du ko neex. te kenn mënu am sa ndey. wala nga am sa baay di ko abandonné ndax lu mu def loo xam ni. xëy na neexu la da ngay boole kee xanaa lu la neex ak lu la naqari. nga dund ko te yàlla tax te loolu muy indi gàtt fan parce que nit kese la. bon série léegi yi nag war nañu xoolaat seen bopp baax a baax. parce que alal day jeex. day ji ku dee boo amee château fi nga koy bàyyi. ñëpp kay. boo seetee koñ bi nga dëkk mag ña fa nekkoon sos koñ ba ñu ci bëri dem nañu wuy ji suñu borom kon nga xam ne alal day jeex mais dafa am lenn loo xam ne nit war na ko sóoraale marqué sa empreinte ci àddina bi boo demee ñu naan diw te loolu am na fi ba léegi ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ku mel ni Alaaji Maalik bi ñu fi jógee li ñaata temps la tey la Touba gën a siiw tey la Tivaouane gën a siiw tey la Limaamu Laay gën a siiw parce que lu baax Baye Niass loolu la yàlla bëgg macha allah nit ñi dañoo war a delloosiwaat seen xel xam ni ñoo ngi sànku parce que jigéen bu njëkk pour nga gis cëram rek problème la daan na la jaral ngay dem ci ay sabar la waxuma la sax sabar mais yàlla na ma yàlla baal da nga gis suñu weer dara jigéen sax nga taxaw fa di xool bu njëkkoon. waaw bu njëkkoon tamit te léegi dañ ko indi ci néeg bi moo valeur moo wàññeeku amatul bu bari. waaw mais valeur nu muy amee yow boo dee jigéen mel ni nga war a mel yow góor li ko xam ne mooy kumpa ci moom ci yow. nga exposé ko. mais su boobaa valeur mënatul am. loolu au-delà de tout cela dafa am leneen lu mu indi cela veut dire par exemple gis nga fi ku doxaan ni 4 ans ba 10 ans sax te du ko takk parce que bu fekkee li ko jabar war a defal la ko gel defal ça pose problème. mais nag ñu waxtaanee ko may fàttali ne vous êtes en direct sur Sénégal 7 dans votre émission Minute des Dégâts tey sunu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmale ci impact di production télévisée yi di def sur la société sénégalaise à l'occurrence les séries et les téléfilms sénégalais ba tax na mu nekk yu am solo li tax nag ñu ci bari bàyyi ci attention te prêter ci attention bokk na ci xamewuñ ñu woon lii léegi nag papa beneen bi ñuy ñëw bala maa jox Ria moom it poser question bokk na ci film nit moo ko créé fiction la boo xamante ne ñu jël benn histoire bind ko faram-fàcce ko bëgg mu nekk long métrage ba tey bokkul ak série parce que série moom maanaam bu ñu ko waxee mooy luy am par épisode mais film dafay nekk par exemple télé-réalité dafay doon loo xamante ni dañ ciy def histoire boo xamante du début jusqu'à la fin la mais suñu problème ñun Sénégal mooy on a une population qui consomme et non pas une population boo xam ne day tirer d'exemple pour mën cee jël ay leçons léegi nag bu fekkee film bi lu mënul ñàkk la
dañ ciy véhiculer ay message te it jàpp nañ ne fii ak defuñu ci bu vulgaire du dox y a problème kon maanaam balaa dara scénariste bi kiy bind ak ki nga xam ne mooy réalisateur bi yan taxawaay lañu war a am. waaw c'est-à-dire bu njëkk scénariste. pour nga doon ko. day doon don wala nga dem jàng ko. très bien. mais léegi da ngay jàng école. créer commencé bind ni man scénariste la. ok te téléfilm ak série bu ci nekk dafa am conduite dafa am foo xam ne fa nga ko war a teg. pour kii toog di ko seetaan mën a dugg ci moom ba bu nekkee ci loo xam ni du noonu bu téléfilm bi jeexee mu yeewaat boppam. et ñun daanee ko ci li doonoon suñu fort mooy mardi su ma saan a jot mosuloo gis Sénégal kenn génn ci buntu kër. ñëpp yaay papa doom nag te li gën a garaaw ñoom ñëpp ñooy toggandoo ci benn salon bi. te doo ci gis dara loo xam ne da ngay sëgg. mbaa ñuy da ngay togg ak sa papa ak sa yaay benn séquence génn sa doom ni nii wala yow nga jug mel ni kuy doxantu loolu rek war na leen xamal ni que nii scénariste yi. war nañu xoolaat seen bopp. acteurs yi waxuma sax ñu xoolaat sa bopp parce que nit ku xool ba lay jox loo xam ni ëllëg day doon way woo xam ne dootul fay loolu sa problème la. parce que xaalis war a ko jar. d'accord bu dee jigéen. da ngay am doom te say doom dañuy màgg. am na loo xam ni lii njariñu jigéen ci kër mooy fexe ba jur koo xam ne su màggee ñu joxuñ ko. sans tâche. te du am benn tâche. te loolu yaay ju baax. moo koy may doomam. yaay ju baax dafa am solo ci doomu adama. te léegi xale yi ni ñuy sëyee ci série bi di ko wanee maanaam jël sa jëkkër di ko bennal lu la neex wax ko lu la neex def ko booy dem doo tàggoo te la majeure partie li ñu mën ci série yi da ngay solo rek ni ko kon chérie maa ngi dem nangam. ñun suñu yaay yi ñemewul woon loolu. Cheikh da daan bind loolu lay bind da lay wan nit fan la war a jaar. 2 jours à l'avance nga naan sa borom kër kat bëgg naa dem fii. subaam jàmm. mun la waaw ngay dem tàgkum la demal ak jàmm dëkk ak jàmm. mais da ngay gis ku nekk këram ak jabaram sax. sa jabar solo ba jekk yore saagam ñu ne la kat maa ngi dem kër diw. xam nga kooku respecté wu la. te ci série nañ daan jàngalee nit ñi pour ñuy rectifier wu ba boo nekkee ci yoon boobu. nga jéem a xam ni yoon bi nga nekkat baaxul nga jéem a jaar ci yoon bu baax bi. sama maam sax dagguma la mi ngi doon wax naan xuloo daan na am ci kër. théâtre ñëw que ça soit daaray Kocc wala beneen troupe théâtrale mais bu ñu defee film bi rek day mel ne ñoom la ñuy waxal ba da nga ciy gis ki tooñ day rectifier wu automatiquement. waaw ci saa si dafay daal di rectifier wu excuser wu ñëpp. ñu nekkat ci jàmm ak ci salaam gis nga soxna si. dañu nekk ci jamono joo xam ne axlu zaman la. Serigne Touba waxoon na ko yàgg na. mujj jamono mujj jamono. lépp ay bouleversé xale yu jigéen yi dàq góor ñi. ci nan. mais loolu jarul nga ma koy laaj ndax ku ne xam na ni man de. góor ñi ma gis léegi la monsieur Faye ba ñu gëj a taxaw déclaré jigéen ñi ko dama laa nopp yàgg na ça c'était jamais vu. non barki Seydina am na Père Zora non dañuy waxtaan rek. waaw xam nga da ngeen invité pour ñu wax. waaw te jigéen moomu loolu. dëgg la. jigéen xamalu moom. ngor toog muñ. xaar ku baax ñoo fekk ko ci pooju ndeyam. mu takk ko teral ko. léegi xoolal takk yi ni mu yombee takk yi ni mu gaawee léegi jël ay 3500 ñu takk la loolu fu mu mas a am ay 1500 ñu takk la. 1500 ah mais oui. fan. 1500 ah mais oui. ah oui am na benn gars bu ko wax ci internet yi ñu bëri na gëmuñu ko léegi jigéen comme nga dem dara rek xool xaal bu la ci neex rek nga tànn jënd te yooyu moo fi amul woon bu njëkk. bu njëkk jigéen pour nga gis ko barki say di nga daj lu ne. wax lu ne. jaar ci sa ndey ci sa bàyyi ñu dem seete ay mbokkam waxtaan ak yow. xam nga laaj la ndax bëgg ñu takk la muur la nga dem say jur wàlliwu coono boobu sax mooy tax ku góor ki xam sa valeur. waaw et puis moo tax sax mu respecté la. tout à fait. moo tax mu respecté la. te boo xoolee li ma la wax nii ci biir série yi daan nañ ko bind ci biir téléfilm yi da ngay gis jigéen ak jëkkër ak jabar dinañ toog presque 1 an ci biir kër. 1 an wala 6 mois duñu tuddante. ok man damay am ay kilifa yu baax dañuy ñëw di ma dara mais sama rongo day tuuru. naka ngay mën a nekkee ak sa jabar muy tëdd di sol ay cuissard yore ay puso doo ko laal mais ñooy moyloo góor ñi
am na góor ñu bëri ñoo xam ni jabar bu jigéen bu bon ñooy tax ñu dugg ci loo xam ni waruñu ko def te jigéen loolu waru ko xoolal maam Soxna Jaara Buso li ko may Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul taw sa jëkkër ni la téyel fii nga téye taw bi fanaan na taw ci sa kaw suba ba ca fajar bougé woo ba sa jëkkër ñëw mais xoolal coono yu metti yooyu jigéen il faut muy am coono barke su bëggee juree su bëggee jur ëllëg loo xam ne daf koy jariñ ñun nag waa Daaray Kocc ci loolu nañu formé xool nga xànju xam nga xool nga une sénégalaise à Paris tout à fait xool nga un DG pas caché un autre xool nga Ndey Xadi ak Ibra italien xool nga Ndey Xadi Madiaga ak moom ak wujjëm bi xam nga chaîne beeg yooyu mais loolu mooy actualité nit ñi loolu nañu soxla parce que société bi loolu nañu bëgg ndax y a problème Sénégal il faut que nit ñi acteurs yi dem jàngi théâtre bu baax ñëw teg nit ñi ci yoon pour nit ñi mën a jariñu loolu mooy dëgg quoi macha allah muy la am solo Ria am na loo war a laaj sama papa waaw ni ma koy laaj mooy ñoom ñi xam ne macha allah ay king lañ ñu doon def lu nice te mosuñu ñàkk yoon ñoom fan lañ nekk ak ci lan lañ nekk lan moo tax ñoom génn ñu def yenn série yoo xam ne tey dina tax génération bi xoolaat ko roy ci yéen parce que dafa mel ni dañoo réeree mbir parce que buñ demee bay def série yenn série yi nii